Sunugal 24.net, l'information à sa juste valeur, c'est ici même, Sunugal 24.net. Dialogue bi nag dafa am lu ko lal loo xam ne waxuñu ko ma wax ko Sénégalais yi dañoo bëgg a nax Sénégalais yi li ko lal bu ci njëkk mooy Macky Sall jafe-jafe yi mu jonkonteel ci réew mi te mu ub boppam te mu xam ni fi mu ne nii tële na loolu la bëgg a fexe ba suul ko ci ab dialogue ak jafe-jafe yi Sénégalais yi di dund ci insécurité ci violence ci yeneen gis nga loolu du rôle commission rôle président de la République ak gouvernement am moom la ñu jox moom la ñu ne moom la ñu jox réew mi jox ko budget boo xam ne ay milliers de milliards la jox ko administration jox ko gendarmerie jox ko police jox ko renseignements généraux jox ko diplomatie kooku dese luñ ko dara moom moo war a régler loolu jarul muy dem làqatu ci keneen. ñaareel bi nga xam ne moom moo nekk ci gannaaw dialogue bi mooy nu muy def ba naxanteeg Sénégalais yi pour que élection yi ñu war a dëgmal muy élection locale mu fexe ba dàq ko xam nga dàqoon na ko te yoon dafa ne mayuñu ko mun na ko dàq mais warul génn ci at wi kon jëlee woon na ko mois de mai yóbbu ko décembre xanaa mu jëlee ko 1er décembre yóbbu ko 31 décembre mais waru amul droit pour dàq ko lu dul am na li ñuy wax ñoom consensus après avec toute la classe politique moo tax ñi yoon nekk ci opposition ba dem fa lu ñu def ñoom la engagé parce que complicité la avec Macky Sall calendrier républicain bi dañ ko war a respecter parce que Macky Sall nag moomul réew mi yii nga xam ne nag moo ko créé ci ay problème moo ko réglé boppam moo fi créé parrainage am ñëpp xam nañ ni parrainage bi su dee 27 candidats élection présidentielle lañ ko mënul woon làqar ci waxuma laa soo amee 552 communes bu nekk war a am nu mu tuuti 10 listes kan mooy gérer parrainage bi fii Sénégal yooyu nag moo la xam ni moo ko créé boppam bëgg cee génn na ko génne nit da ngay am humilité léeg-léeg soo demee ba xam ni mbëkku nga ñëw ne gars yi mbëkku naa wàññiwul dara ci sa daraja waaye bëgg a ñëw di nax nit ñi naan damay créer ay commission ak ay dialogue loolu ci tappale la bu ci mujjee nag yemul rek ci élection locale waaye élection législative yi ñu war a dem 2022 te am na ci tànge ni suñu demee mën na am mu ñàkk assemblée nationale te loolu sax mooy am bu soobee yàlla muy bëgg a xool nag nu mu koy naxantee ba dàq ko ba du am 2022 ak ñetteel bi mooy moom ci boppam xam nga ku la ne woon dinaa def 5 ans def 7 ans bu ñëwee ne la du ma débande 3e mandat li boo ko gëmee li ñu naan taribat yadaaka mooy dóor nga sa loxo ci yëkk nun de gëmuñu ci dara ci ay seeni stratégie nu ñuy def ba yooyu yëpp ñu tënk ko ci jaarale ko ci dialogue boobu la bu ci mujjee nag mooy njuuj njaaj ak càcc gi ne ngeen jéggal ma ci terme yi gi ne ci réew mi te ay àndandoom rekk a ko def ay milliards yi milliards yi ñu toŋoñ ci poste ci port ci impôt et domaine ci COUD soo koy lim du jeex mu toog ci loolu jàpp ay opposants ci ay waxu caaxaan tëj leen ñi mu génn leen réew mi ay nitam jël ay milliards yi milliards mu toog ci ñii sax mu defal leen promotion na ma leen ay ministre ñuy wër di kokkali askan wi yooyu la bëgg a jaarale ci dialogue bi ba ñu suul ko ñu wax nag ni Macky Sall dafa am projet bu mu am bi muy egsi xam nga moom defe naa am na ku ma ne woon bi muy nekk ci PDS sax c'était l'aile fasciste du PDS bi muy ñëw moo ko waxal boppam ci làmmiñam kenn nettalu ko kenn dafa ne dinaa seyal opposition dootul am ci réew mi gis nga projet boobu ba léegi génnu ci nag def na ko ci juróom-ñaari at ci jaay doole ku ne ànduma ak yow mu tëj la ku ne ànduma ak yow mu génn la réew mi ku ne ànduma ak yow mu dàq la sa liggéey ku ne ànduma ak yow mu corrompre la fexe ba nga dem ànd ak moom mooy les transhumants comme on les appelle loolu yëpp pour opposition bañoon a am waaye nag nit ak pexem
yàlla nag moom gis nga Firawna bu mu nee du ma am kenn du ma nëbb jant bi doom bu góor muti doom bu góor bi ko jaaxal këram la yaroo li olof naan guy gi nar a nekk gi nar a màgg xaw ma yàllaa koy làq ba law bi du ko gis kon def na li muy def yëpp gis ni opposition am na opposition gi nii seen kanam loolu nag tax mu ne léegi naa ko changé su dee mënuma ko am ci jaay doole naa ko am ci naxanteeg ñoom ba ñoom ñëpp ñëw fekk si ma parce que ñi dem dialogue ba dañoo nangu ni ñoom ñi ngi dem ànd ak Macky Sall pour préparer fabriquer benn programme économique benn programme de gouvernance loolu mooy fekki naa Macky Sall loolu nag lañ ne ñun duñ ci mus a bokk parce que am réew ab démocratie pour mu noqi ci wàllu politique bi laa wax nag ndax yeneen fànn dina am il faut mu am société civile il faut mu am opinion publique il faut mu am média waaye ci wàllu politique bi il faut mu am ñaar yi il faut mu am ñuy gouverner am ñuy opposé wu ñun nag dañoo def suñu choix te choix boobu dañ ciy dem ba jeex mooy dañuy opposé wu au régime de Macky Sall parce que jàpp nañu ni mënul jëmale Sénégal fu baax du lu ñu def nag par rapport ak Macky Sall ci jëmmam man Macky Sall xaw ma ko musuma koo gis su ma ko gisee télé la wala affiche musumaa gis musuñoo nuyonte mus naa dégg benn député xaw ma dafa toxoon ay pion xaw ma nee na daf maa gis kër Macky Sall xam naa ni dafa gëlëmoon musuñoo gisee kon kooku mënuma am ay ressentiment wala am nooneel boo xam ne sama diggante la ak moom jàpp naa ni nit su dee nit rek nite moo ma gën man damay jàpp ku ma gis rek ci jaam yi moo ma gën waaye doxi la nem la ñu àndul loolu c'est pas personnel mais moom mooy def affaire bi affaire personnel ku ne ànduma ak yow bu yóbboo nga waajal nag saagakat yi xastekat yi sosaasekat yi justice bi lépp lu mu mën a dajale pour ne rek tey kii il faut ma pexeel ko moom su Ablaye defoon ak moom du nekk fii mu nekk fu ne la daan wër naan sëriñ si jàppaleen ci balaa mu may tëj dafa am yoo xam ne ñàkk xam mbirum yàlla mooy tax nit di ko def ndax nguur dafay jeex te bii jeex na ba noppi bu firaaw na jeex na suñu waaraatekat yi boo demee ci jàkka yi xutba boobu nga xam ne nee naa saxoon nañ ko renouveler waaye suñuy wax dañ naan ay na Haarun ay na firaaw na wan la ne ñooñu nguur gi ñu amoon kenn xamul nu mu toll te nekkuñu fi waaye dama ne ana soudanais bi nu mu tuddati ana El Béchir nga xam ne doole gi mu amoon kenn amu ko ana Bouteflika ana Ben Ali ana Saddam Hussein ana Moubarak bu Égypte ana ñooñu sax mooy ñi nga xam ne demin bi ñu demee demu doole la waaye ana ñi nga xam ne nekkoon nañ fi te élection jëlee nañ fi ana Abdou Diouf ana Abdoulaye Wade noonu lay demee moom it ci lu gaaw sax kon na delloo si xelam xam ni lu dul nguuru yàlla day jeex ñun nag am nañu droit opposé wu te dinañu opposé wu ma daaneel nag ci wax ak suñuy àndandoo ci politique ñi nekk ak ñun déjà ak ñi nga xam ne bokk nañu gis-gis te ñu yaakaar ni war nañoo mën a ñëw ànd ak ñun Sénégal gii dafa nekk en danger il faut ñu sauver ko te loolu un pôle d'opposition fort moo ko mën a def réew mu ñu seetaan ba ñu naxasal opposition bi yépp ki yor nguur gi dina duma askan wi bëccëg mbir kamb te kenn du ci mën dara ñu lancer un appel suñuy militants suñuy sympathisants de toute la coalition nag liggéey bi rafet na liggéey bi ñu def ci campagne bi te defuñu ko ak xaalis conviction lañ ci demee tabaarkalla rafet na lool waaye nag tey la suñu projet politique commencé nañ ko jàpp am na ku ne woon je suis à l'an 0 ñun tey la ñuy doog a door na nit ñi gën a takk ndigg yi gis nañu ak li ma noppi yépp maa ngi suivre nit ñi di déployer ci réseaux sociaux yi liggéey bu rafet bi ci weeru koor yi ndogg yi conférence yi partout vitalité bi ngeen wone gisuma ko feneen waaye lu ngeen doon def benn na ngeen ko multiplier par 10 parce que ñu ngi ci yoon bi nañu gëm li ñuy def te gëm suñu bopp
bu ñu naxante bu ñu nax askan wi nañu gëm li ñuy liggéey wax ndaw ñi nag ndawu askan wi ne ñoom laay daanele dañ leen yàgg a nax de suñu dajalee mbir yi rafetal ko gars yi ñëw ak costume yi ak kaala yi ñu ñëw taxaw ne waaw Sénégal dëkku waxtaan dara ay deal la yoo xam ne nu ñuy def ba redistribuer carte yi baatrewaat ko ñoom ñoo nga xam ne depuis balaa may judd ba léegi ñoo fi nekk di séddoo ñu séddowaat dem toog loolu rek mooy seen yitte yéen nag jeunes yi yéenay souffrir yéenay jël gaal yi yéenay dem ci désert bi yéenay dem pare jàng toog di chômer di xool seen waajur bëggoon leen jàppale mënu leen ko bu leen kenn naxati ci yooyu. Nous voulons une jeunesse consciente et saine te jeunesse boobu nag maa ngi leen di wax na ngeen préparé wu parce que nag xeex bi dinañ ko xeex de toog leen rek di déglu signal bi continuer liggéey sur le terrain te préparé wu leen parce que bu soobee yàlla réew mi duñ ko bàyyi ak groupe bii nga xam ne Sénégal ñoru leen yitteelu leen ma daane nag ci kilifa diine yi ndax ma ko woon ci français bi ñaare yi su amee nag dañuy dem gis kilifa yu diine yu bari ne leen nag wax leen ci mbir mi waaw dañuy waxtaan dañuy dialogue bu ko defee ku kilifa diine woo sax nga naxanteeg moom gàntal ko ñu ne waaw moom de yéegul sax respecté wul kilifa diine yi moom bi muy def ay njombeem juróom-ñaari at yi weesu fan la dafa est-ce que dafa déglu woon kilifa diine yi ñaata la ko nit ñi woo ci ñaan njekk ci ay nit yu muy tëj wala yu muy dóor wala réew mi nekk tension parce que bëgg na modifier constitution bi wala loi yi mu bañ a faale nit ñi jël armem dem barricader assemblée nationale ne lu ma neex laay def kon am nañu worma torop ci suñuy kilifa diine waaye réew dafay am fu muy toll il faut que ñu jaarale mbir mi ci yoon te di waxante dëgg loolu laa bëggoon daanele di leen gërëm di leen sant di jéggalu ci guddal bi waaye nag il fallait que li ñu bëgg a wax yépp ñu wax ko parce que ñi ñuy déglu kenn ku nekk ak li ko ci intéressé asalaamaaleykum wa rahmatullah Cheikh